mbokk yi ñuy seetaan seen Djilaaw TV asalaamaaleykum tey ñu ngi fii si Toubab Djilaaw ñëw Toubab Djilaaw parce que dafa am benn affaire bu fi am loo xamante ne gëj na fi am yàgg na trop muy concert boo xamante ne concert bu mag a mag la concert plein air ki nga xamante ne mooy Maguette Paye ak collaboration ak ay touristes indi fi artistes yu mag ay artistes de renommée internationale ñu may fi concert bu mag donc tey loolu moo waraloon suñuy teewaay fii nii ñu bàyyi leen Maguette Paye présenté wu ab. waaye grand Zil di Zil yàlla naa la ba yaa ngi si jaam ginnaaw bu ñu la nuyoo nu ngi nuyu askanu Djilaaw à travers Sénégal présenté wu Maguette Paye la juddoo ñangal yéen Toubab Djilaaw yàlla dogal mu nekk jeune volonté yàlla dogal tamit ñi xamante ni moom la mu yàlla booleel à travers dañuy yëngatu si musique man nag promoteur immobilier la ba tax na si kaw loolu volonté bi ma ñor si kaw à travers yéen mooy que lépp lu jeunesse bi bëgg man maa ngi si biir te awma lu ëpp yéen. d'accord ñu gis na yow da ngay yëngatu si lu bari si wàllu social. donc social boobu noonu nan la duggee. waaw Zil yàlla dogal na bu fekkee mbiru social la ñun dañ si nàmp moom la ñu tàggat ndaxte ñun dañ juddu nekk ay taalibe suñu papa yàlla yërëm amu yaakaar pay bu ñu nekkee ay tout tànk ba ni ñu màggee suñuy bët dañ ko teg si kanamam di xool moom nu muy dundee si kaw suuf lépp lu ñu nekk man maa ngi si rawatina tamit bi ñu début loo gis début la début bi ñu si dool ñoom fii mën naa xam ne bu kenn sañul wax affaire de musique ñoom ñu nekk si jàpp te yow bàyyi man tamit yàlla na tooma immobilier ma nekk si ba tey ji yàlla nammee aussi xam nga nit ki lépp loo nekk si kaw dëgg yàgg di nga si am ay réussir yoo xam te ni lu yow sa njort ndaxte boo gisee travers musique gu ay Tiroux mën naa wax ne du benn nit aide bu ko tax mu dem ay tournée internationale déedéet ça vient naturel moo tax may wax ne nit ñi lépp lu ñu nekk rek nañ ko gëm lépp loo xam ne ni yàlla dogal na si à travers musique am aussi collaboré bi xamante ne moo waral bés bi tey ñu am ay groupe boo xam ne ni tey ji intégré woon na si ba ñu tàmbali di liggéey ba ànd nañ fi dem ay groupe bi la dernière passe la ñoo ngi Ndar c'est la première fois aussi groupe bi ñëw Sénégal bu def premier album muy def tournée internationale mu nekk loo xam ne ni fierté la doomu Djilaaw jóge fii nekk si benn groupe boo xam ne mën naa wax ne entourage groupe bi yëpp ay prof musique lañ yàlla dogal moom mu nekk si leader ñu ràññee ko si kon loolu fierté Djilaaw gépp la mu nekk loo xamante ne ni combat la boo xamante ne ni toogul nii rek mu ñëw dafa liggéey ay at ay 15 ans dëxëñ di liggéey nag mooy fay muy yow mi toog Zil li nga nekk soo ko gëmee mën nga dem ba ubbi beneen télé di sànni message foofu ne doomu aadama yi surtout jeune tey nañ teel a fagaru si cadre gëm sa bopp primo secondo ñu xam ne aussi àddina bi toll na foo xamante ne ni metti goo xam ne kenn talatul kenn moo tax jeune bu si nekk war na mën a méfier wu xool ban chemin pour gagner àddinaam mu teg fa tànkam xaar ko fa aussi parce que àddina dara yàggul mais it dara mettiwul si cadre mooy nga gëm sa bopp lépp lu ñëw soo gëmee li ngay def lépp loo si gis aussi war nga ko fa mën a xaar suba mën nga si am réussite waaw. muy secteur immobilier muy secteur bu complexe parfois parce que mbirum foncier foo ko déggee xam ne parfois coow day jóg yow bu ñu si duggee ba léegi ndax mosoo si am benn problème. waa côté boobu dañ ciy sant yàlla parce que immobilier dafa nekk loo xamante ne ni dafa bëri ay matières te surtout suñu niveau yéen ràññeew ñu promoteur ràññeew ñu courtier ràññeew ñu démarcheur te yooyu yëpp ay qualité la yoo xamante ne ni ñu ngi si biir immobilier te gars yi ràññeew ñu pour ñoom ku yëngatu si suuf rek ñëpp c'est la même tasse te or ko demeewul noonu
immobilier dafa am ay sart ñii dañu jël opté na ñoom dañuy ligganti benn marché mooy démarcheur teg ko ci loxol promoteur courtier dina toog gis ne mag sa tracé na tollu diw courtier ba fay andi ay client contacter max toog gérer famille bi xam ne moo gérer suuf si valoriser ko jënd ay papier pour mu légal kon foofu max moo am accord pour procuration boo xam ne avec ñi xam ne propriétaire suuf bi donc ci kaw loolu max day ñëw contacter famille ñu discuter lu ñuy def ñu def ko fa kon man matière bi ma ci jël mooy dama ñëw masa gis dëkkuwaayu au niveau de Ñangal surtout boo jëwee côté place bi yëpp dëkkuwaay bi nit day feebar sax oto amu fa accès nit day xoolal benn kër day tàkk mën na jàpp ñetti kër parce que nit ñi bu jëkkoon nit ñi ni ñu doon aztèque bi amu fi woon lotissement amu fi woon léegi nag ñun ñu xam ne ñooy nouvelle génération bii fi jóg xam ne am nañ ouverture tuuti gis na dëkkuwaay dañ koy taar dafay am lotissement am ay rue am ay mbedd am accès man ma ñëw opté promoteur immobilier loolu moo tax côté boobu noonu mënul si ñàkk parce que souvent di nga tracé doomu aadama bi mu am 1 an parce que lii la dernière passé li fi xew mooy que bloqué nañ papier yi à cause de lan de limitation pôle urbain kon conséquences yooyu noonu dina tax ba nit bu yàkkamtee comprendre aussi dina am jut waaye ilaaka mu yàkkamti gagné si teeram bi suufam bi mu pression bi dina ko jàpp ba tax na des fois di ngeen si am ay juyoo ay kàddu mais du loo xam ne tellement si wàllu justice la ñu ngi si sant yàlla parce que immobilier yow yaay financé promoteur yaay valoriser suuf bi mettre en règle jënd papier teg ko ku gis nga présenter ay plan kala nikaat ainsi de suite mu nekk règlement te en plus côté boobu dañ ciy sant yàlla parce que au niveau des yenn tubaab jalaaw lotis amagu fi mais mu ngi ñëw quoi incha allah parce que tellement que yow xam nga ne suuf bi boo laal am na famille bu ko moom te ay 50 ans ñu ngi ko téye suuf si cosaan la par rapport au niveau de jam ñaajo wala kii Tivaouane Peulh foofu ay suuf la yoo xamante ni vide la woon mais fii suuf cosaan la te man moo tax ma gën a opté 100% yi may tracé li ci ëpp niveau de yenn tubaab jëlaw ndeyaan parce que lii gën a wóor nga teg ci sa tànk moo gën quoi waaw. donc moment bi ñu toll ñu nekk si wàllu politique ñu koy gën a jalaaw actuellement candidat yi bëri nañ trop. benn mot rek si wàllu politique bi jalaaw bi nan nga ko gisee. waaw laaj nga ma lu am solo parce que li tax nga mën a laaj nga ma lu am solo mooy que Zil bu ñu naxante quoi gis nga dëkk bu doone da ngay bàyyi ba mu intéressé la nga doog a def ay jeu politique boobu noonu dafa war a jeex politique dafa am loo xam ne ni surtout élection yi gox la te gox pour man dañ soxla leader mooy koo xamante ne ni day gagné xaalisam muy 100 francs mu tàmbaleekaat di far lu mu am bokk ka ak gox bi commencé xool lu faay par exemple comme jeunes yi ñun lu ñu siy def nii yëpp financé ko si xaaruñu si lu dellu sa suñu poos dañ ko def plein air pour ñëpp rek yaa yeneen choses yoo xam ne ñoo ngi koy doxe te soxlawuñu ko fal man si ma bopp laa xool ni may def ak jeunes yi nekkoon ñi fi nekkal ñi taxaw ne dañuy laaj yéen boo analyser ku si nekk interpersonnel moo la dugal si politique ndaxte boo xoolee seen suite nga am tuuti ràññee boo situé ñoom ñëpp c'est la même localité même lot te ñun tollootuñu fu ñuy xoolee intérêt yi kenn nit dañu war a xool intérêt général comprendre nga intérêt général mooy que ne lii nit ki mën na xalaat ci kaw élection yi ñun nañ ci def attention bu baax ndaxte gis nga tey jii bu fekkee ne dañu nekkoon ci xeexu titre ay pôle urbain ainsi de suite ñu yàlla tegal ñu fi kilifa goo xamante ne ña ngi naan 20 ans dafa màgget te ñu fi imposé
même âge la ñoo bokki ay âge te kooku yàlla def na waxatuma la Jalaaw mais Sénégal la yor si cadre lan taxawul di régler ay problème yàlla may ñu kilifa gu mel noonu mën a défendre ay cause yu kenn dul yëg kooku kenn waru ko fooye te ñoom ñii di laaj ñi yëpp loolu daf leen leer ba pare mu ngi man ni ñuy waaj añ nga dugal sa loxo mu set wecc nga man ma xool ne sa loxo sañ na wecc te bokk ñuy raxasukaay yaa ngi may dégg wax bi ma gis na sama ndab bi fi nga raxasoo bu ma fa jaaree mu set ma ne naa fa dugal sama loxo pour mu set maanaam fii amatul taas ne te kilifa gi ñu yàlla may taaral na fépp man mi wax ak yow immobilier du lu may waxantu damay ànd ak gars yi sur le terrain préfet sous préfet vidéo yi ñu ngi man ba bëggee ma balance la ko muy kilifa gi taxaw wax délimitation bi xoolal ZAC bi ñuy waxa injustice yëpp délimité nañ ko ba ñun ñu am suñuy titre individuel boo xam ne ni suba Jalaaw kenn mënatu ñu yëkkati yow ki lay li signé loolu xeex ko maa ngay dégg di ko téye mu ngi si procédure boobu est-ce que kooku war nga xalaat pour jëlee ko fi te nga war a am titre individuel boo xam ne ni sa gox tey boo amee benn terrain zil nga am 2 terrain ay 150 mètres carrés ñu mu nekk titre foncier benn biir rek mën nga si dem am si boo tegee titre foncier benn 150 mètres carrés banque mën nga si leb 20 millions kooku benn bigam fay nañu ñu 15 ans comme ni ñu koy waxee te dañu am lu ñu ràññeewul suñu kilifa muy maître Gorgui Ciss bi muy toog fii dafa yemoo Abdoulaye Wade xam nga ne PS APDS dër bi la woon comme Barça enwli léegi nag foofu la malchance amoon ba xam ne y a beaucoup de projets du mën a dugg yéen 20 ans yi fi Abdoulaye Wade nekk yëpp Gorgui Ciss da doon taxale boo ñëwee si culture yéen ban lan moo fi am ressource amuñu usine amuñu dara loo xamante ne nii war na mën a gañaloo budget yi ñuy wax pour defar day jël alal jàmbur jaay ko pour defar yëfu jàmbur tooñ bu boobaa tooñ lay def benn Gorgui Ciss laa gis mu nekk seul maire bi ñëw nag ku nekk sa tool jël ko ma defarale ay papier mais boo jëndee fii gars yi dañuy jël suuf yi ci tere ko bind signé joxe jaay def investir ko si dëkk bi mais comme moom doomu juddu dëkk bi la te cause yooyu bokk na si li taxoon ñu jox ko mag du fontu mag su xëyee xoolee ñëpp bàyyi la fi jël benn nit samp ko xam na li tax te mag ñi ñoo ko fi bàyyi te mu ngi ñuy wan tamit xam nga dafa am côté boo xamante ne ni si côté tonton Gorgui Ciss lu des mooy communication pour jeunes yi xam mooy kii ak ban acte lay doxe ak yan lay cause lay défendre ak Jalaaw donc support xam nga support yooyu dafa manqué woon Jalaaw mooy support communication yi léegi am na fi parce que ñun lancé woon nañ ko kii envoyé nañ ko woon demande d'entretien pour mën a toog ak moom xam nga ñu waxtaan si problème mu Jalaaw ak lu jëmale Jalaaw kanam nan la gisee tamit suñu activité yuy def ñun Jalaaw TV mais booba léegi amuñu suite donc support yaa ngi fi pourquoi pas moom mu ñëw après toog après ñu waxtaan si ay débat xam nga mu wax na moom fan la bëgg jëmee yéen quoi. merci beaucoup Gilles li nga wax lu am solo la te li nga wax dama si ànd mais dafa am côté boo xam ne dinaa la si leeral tuuti maire biñ koy soxla pour ngay discuter ak keneen est-ce que xam nga ne maire fan yi yëpp mu ngi voyage di régler problème yoo xamante ne nii bu yow da ngay suivre information parce que kan kilifa gi président Macky Sall lay doxal ay mission loolu ku ñëpp xam nañ ko tey am na côté boo xamante ne nii ñun ñi xam ne mooy consigne yi fi nekk dafa amoon benn porte-parole boo xamante ne nii yu bëre moom dina ko mën a partager ak askan bi parce que njiit mënoo leelal lépp mais y a des bonne volonté yoo xam ne bu fekkee dafa nekk sa ginnaaw ñu xam ni ñu war a exploiter seen kilifa bu boobaa lii nii ngay wax ni du am te li ngay wax ni man mii personnellement jël naa engagé ay nit def micro trottoir mais la même chose moo ko arrivé mais nag loolu noonu moo tax lépp lu ñu si mën a profité nun ñi genre yi xam ne dañuy mbëkkante ku ne ràññee xam qualité am ñu siy profité yi occasion yu mel ni ñu siy sànni ay message pour nit ñi xam comprendre nga waaw li may tàggatoo mooy ni ñaan yàlla may ñu fan gudd ak wér mais que sama yaay
Seynabou Thiandoum yàlla bàyyi ko fi may ko wér di remercier aussi waa ñangal parce que nit lu mu mën a am na ràññee fi mu jóge di rafetlu tamit initiative bi nga xam ne gars yi aj nañu leen ñu mën a am initiative di far ay tournoi ba tey jii boo xoolee mbégte bi ma si am rawatina ñu jël benn équipe tuddee ko sama yaay di ko tuddee ko ne ndékkili xam nga maire dafa yàlla dafa natoo ko ne durant 10 ans ngi dañu am ay taalibe fajar dañuy ndekkee kër gi ba tax nag waa koñ ba yëpp tamit ku ñëw si nga bokk ñu ñoom delloo ko njukkal boobu tuddee ko équipe bu ndekki bi yàlla dogal na dem na demi-finale yàlla na ko yàlla may mu jël coupe bi di kontaan lu torop si initiative bi ñu déggoo gi ñu am dugal nañ si fo ba génne si kenn déggu si lenn lu ñaaw di si rafetlu aussi di travers waa yéen yëpp di leen gërëm te ñu bàyyi xel tamit ne nañ def attention trop si élection yi ndaxte yéen fi mu jëm bu ñu amul diplôme si dëgg ay surga lañ fiy doon te bu la yàlla mayee kilifa da ngay fexe ràññee ko te ñu bàyyi xoolal noo fi maasoondoon noo fi nekkoondoon moo ngi fi woon te xamoo yoon woo mu nekk lan la yoonu politique dafa compliqué metti nit nag di nga am lu baax doo ko xam mais suba soo ko ñàkkee ngay regretter di jéggalu ñëpp di kontaan tey si ñëw bi nga fi ñëw ak leeral tuuti un jour viendra dinañ dajawaat si beneen anam incha allah merci beaucoup.